asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi waa RTV ñoo dellu si waat tey ci seen plateau di leen indil seen émission bi ngeen gëj a dégg di démb di si ànd ak Mariane Fall suñ invité du mois nag tey moom la ñu àndal fii ci suñ plateau bi muy le docteur Khalifa Ababacar Diène ñu koy wax Serigne Mbaye Serigne Mbaye ñu ngi lay dalal jàmm ci suñ plateau bi RTV. asalaamaaleykum mbooloo mi nga xamante ne yéenay seetaan RTV Africa di leen maa ngi am mbégte di ñëw di uyuse invitation bi nga xamante ne chaîne bi defal na ma ko pour ma ñëw waxtaan ak yéen di sant itam ñi nga xamante ne ñëpp ñooy liggéey nekk ci gannaaw télévision bi di ko doxal muy initiative bu ma bett ci solo gi mu am solo. alors donc Mariane ak ñi nga àndal ñoom Souleymane ak ñëpp ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla daal lépp lu ñu fi wax yàlla na ko yàlla barkeel. jërëjëf Serigne Mbaye xam naa nag tey moom communauté bi dinañ kontaan pour am la. tey nag xam naa ne moom yaay suñu invité. ces questions yi dina bëri mais nag loo xam ne rek ne muy suñu fierté di wane kan mooy Khalifa Ababacar Diène. Khalifa nag xam naa ne balaa ñuy ñëw rek dañuy présenter sa bopp wax ñu yow yaay kan. wax nga dëgg waaw xam nga maa ngi tudd Khalifa Babacar Diène waaye tur wi ñu ma gën a miine mooy Serigne Mbaye waaw Serigne Mbaye Diène moom maa ngi ko jële ci nekk ci xeetu ci lébu laa bokk. Diène dëkk Diène sant wu ñu miin la ci lébu waaw waaye ndëkk maa ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Yoff Géej fa laa màggee itam fa laa jàng mu njëkk muy école primaire sama ndaw fa laa ko passé ba ni ma demee ba nekk mag ba takk jabar yor amee njaboot loolu yëpp Yoff laa ko passé. dëgg la waaw muy tamit lu yéeme lu ñu remarqué muy Khalifa Ababacar. c'est ku ne Khalifa Ababacar sa xel dina dem si Tivaouane. waaw ndeysaan ñu ngi dégg wàccite sëñ Abdou Aziz Al Amin. ñun ñëpp nag di ànd ak waa RTV ak la communauté musulmane bi nekk fii ci Washington DC di la ko jaale rax na dolli di si jaale suñ xarit suñ mag sëñ Mansour bu maam Abdou gis delloowaat tamit di la yónni di la jaale tamit di ko jaale Serigne Ahmed Sy bu maam Habib Sy te tamit duñu fàtte tamit la communauté musulmane bi nekk fii ñëpp muy suñu naqar bi suñ tiis ñëpp mu nekk si ñun ñu bette ko yow nag comme que nag sa waa kër ga nga rax na dolli ñu tuddee la Khalifa Ababacar kon boog suñ tegee njaalo bi RTV ak rajo bi teg njaalo bi ci sa loxo defe naa ne dinañu ko yeggal ci waawoon. incha allah ñu ngi bokk ak yéen tiis bi te itam di leen ko jaale ndax sëñ Abdou Al Amin yàlla def na Sénégal mën naa wax sax ne àddina bi yëpp mën nañu wax ne ñoo ko ñàkk. dëgg la ndax doon na kilifa boo xamante ne taxawaayam ci diine bi taxawaayam ci tarixa bi taxawaayam ci Sénégal rek sax ak Afrique yëpp ràññeeku na ràññeeku boo xamante ne koo nekk mën na ko jaale sa morom. dëgg la kon ñu ngi leen di nangul seen jaal moomu di ñaan yàlla moom mi fi tëddoo yal na yeewoo àjjana te yal na yàlla fay ko jëf yi mu jëf yëpp ci àddina. amiin 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 suñ jógee nag si njaale mi nag léegi nag ñu ñëw si li ñu fi indi ndax Khalifa mën nga ñoo wax sa jaar-jaar si sa njàngam école bi nga commencé Yoff. waaw jërëjëf Adja Mariane man bon bi ma laata dugal l'école li ma jëkk defal mooy jàng alxuraan. dëgg la waaw ndax sama papa El Hadj Matar Diène la tudde doon muqaddamu El Hadj Malick moo xamante ne depuis 1914 la ko muqaddamaloon moom dafa nekkoon sëriñu daara
yoroon daara ju mag ci Yoff mu jële ko ci sëriñam ki ñuy wax imam Saliou Sarr waaw moom lépp comme dafa yoroon daara ñun bi ñuy nekk loolu ndëkk fekk na sax juddoo gu moom waaye bi ñu juddoo man ak samay mag ak samay rakk daf ñu utal àll di ñu jàngal alxuraan ci kër gi donc bi ñu demee ba àgg si juróom-ñaari at comme ni ñu ko tàmmee ci Sénégal alors mu dugal ñu école française donc maa ngi jànge ci école élémentaire bu Yoff alors léegi am na école yu bari waaye boobu benn école rek moo fa nekkoon waaw dëgg la ba may dugg école nag si jamono tubaab bi la woon boobu indépendance amagul waaw loolu alors donc Yoff boobu fi laa defee CP1 ba CM2 yàlla def itam ñu def examen entrée en sixième ak certificat ma am ñaar yooyu yëpp alors yàlla def ma jóge foofu dem jàng ji Ndakaaru ni ñu ko daan waxee mooy lycée Vanglon mais ci loolu li ma doon bëgg a signaler rek mooy njàngum alxuraan moomu ak français bi am na ci lu yéeme lu am parce que sama pap dafa daan wax ne njàngum français bi c'est l'école ba la yem dëgg la bu ngeen ñëwee ci kër gi daal alxuraan ngeen di jàng dëgg la donc muy bu ñu wàccee bëccëg dañuy jàng alxuraan bu ñu wàccee ngoon dañuy jàng alxuraan ba tëdd jot fajar mu yeewaat ñuy jàng dafa daan wax ne daal wax déedéet dafa ne moom daal ginnaaw njàng alxuraan dafa daan wax ne bëggul sax ñuy làkk français ci kër gi waaw parce que dafa doon wax ne pour ñu xaajale ne njàngum tubaab pour àddina la yem dëgg la njàngum alxuraan moom foofu la bëggoon ñu insister bu baax dëgg la ginnaaw njàng mi tam li ñuy nekk xale tool dañ daan dem di bàyyi waaw parce que jamono boobu yow dafa amoon ay tool ndax li nga xamante ne yëpp boobu Dakar mu ngi am usine biscuiterie d'accord foofu la Dakar yam ñun dëkk amoon nañuy tool yu ñuy wax tooli xan yooyu mu ngi nekkoon ci wattu fi ñuy wax léegi cité des eaux cité des eaux waaw foofu la suñu tool yi nekkoon dañ daan jóge Yoff nag di dox ba foofu boobu Grand Yoff amul c'est boobu xanaa oto amul woon bëriwul woon oto bariwul woon d'ailleurs oto bariwul woon ndax boobu benn tali rek moo amoon mooy autoroute bi d'accord waaw léegi foofu tey nekk foire waaw am na tunde bu fa newoon ñu daan ko tunde guy daam naka la tudd tunde guy daam waaw moom la ñu toll def kii ba ca kaw d'accord waaw loolu nag li ma doon wax ne daal niñ ma yare daal yaru diine waaw di ko boole njàng bi ak tool yi wax loolu daal mooy sama background nu xale ci côté dëgg la loolu kon mu nekk base bu solide c'est ça ndax ku jóge si daara soo paree si daara dem école soo paree dem si tool defe naa ne dara du la jaaxal defe naa ne di nga mun a dëgër wallahi ba nga jógee nag si daara ji ak école Vanvo waaw Vanvo mooy secondaire bi waaw mooy secondaire bi après secondaire bi je pense que ne am nga sa vie universitaire waaw c'est ça defe naa ne yegg nga Sorbonne waaw c'est ça waaw xam nga sama njàng universitaire ginnaaw bi ma amee baccalauréat en 1970 alors ñu ma joxoon bourse pour ma def faculté de médecine ak beneen bourse pour ma def faculté de lettres waaye ma tàmbali médecine d'accord waaye bi ma gisee ne médecine njàng mi dafay gudd 7 ans ma ne daal naa def ay concours ndax sama papa comme dafa nekkoon ma ak sama yaay dëgg la xëy na du ñu mën a jàppale njàng mu yàgg ma ne naa jàng pour mën a liggéey continuer rek sama njàng parce que njàng mi pour man yam fu mu dama bëggoon yóbbu ko fu mu gën a kawee dëgg la donc bi nga xamante ne bii def naa kii ma def benn concours ci école nationale des travailleurs sociaux d'accord alors nekkoon foofu école bi fan la nekkoon boobu mu ngi nekk ci en face université si biir Dakar même waaw si biir Dakar d'accord waaw foofu première promotion bi recruté bac ca laa bokkoon d'accord yàlla def ma nekk major de promotion la alors bi ma defee 3 ans génn laa commencé liggéey nekk ci service national de la nutrition ak docteur Thianar Ndoye bi nga xamante ne moo ma jàngal métier nutritionniste bon ci foofu nag ba ma fa nekkee di liggéey alors dañ daan collaborer ak partenaires yu bari ay UNICEF ay USAID OMS yàlla def itam ma si liggéey bi ma commencé duggante ak UNICEF parce que dafa am projet yu ñu daan def ñu may ma nekk bourse donc première bourse bi ma am pour génn te ñu ngi ma yónnee France fekk dama defoon inscription comme waxoon naa ne dama bëgg continuer njàng mi daal lu mu gën a kawe donc ci foofu laa amee bourse
bu UNICEF. dem Sorbonne. à Paris waaw Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. ndax dañu am programme bu nga xamante ne moom laa ñu notre santé publique et nutrition dans le développement. alors man itam muy diplôme de 3e cycle. donc foofu ma jàng fa bi ma amee diplôme itam. comme yàlla dafa def dama daan liggéey avant ma ñëw di jàng. expérience ba ma amoon. tax ñu téyewaat ma fa may jàngale ma nekk assistant. ci prof bi nga xamante ne moo daan jàngale nutrition daf na ma sax yow daanaka yu bari ñu ngi koy jàngale fekk na yow xam nga ko ba noppi. donc ma nekk assistant. nekk Saint-Charles. donc 1978 79 80 ba 81. def naa ko France am diplôme d'études supérieures spécialisé en santé publique et nutrition dans le développement. mooy sama premier diplôme de graduate study. loolu moom laa def France. waaw donc après ma dellu see. di continuer di liggéey. da nga dellu si waat. Sénégal waaw continuer di liggéey. ministère de la santé. ba si comme noonu ñu dugganteeg projet yi. USAID itam dafa daan liggéey ak suñu service. d'accord mais nag comme sama chef de service dafa magaloon docteur Thianando. waaw mu ne ma Serigne Mbaye. moom rek léegi la woon ndeysaan dafa léegi ne ma service bi aka doxal. ndax man mii fi mu nekk. jeexal na ma daanaka. ndeysaan mu jël oto yaag service assemblée yëpp teg sama loxo. macha allah mais yàlla def ndeysaan am na lu bari sax lu ma mënoon wax foofu parce que bi may duggee service bi. booba ñi fi nekkoon ak moom. mooy docteur Paul Ndiaye. waaw Paul Ndiaye nekkoon jëloon service éducation pour la santé. docteur Guèye. bi nga xamante ne ni moo nekkoon pédiatrie. ak ñoom docteur Fall. bi nga xamante ni moom itam mu ngi nekkoon université. ñooñu ci seen kàllaar laa commencé sama liggéey. ñu encadré ma tabaarkalla macha allah. donc bi ma njëriñu see nag. ak diplôme universitaire boobu. gën di liggéey ak UNICEF. mais itam di liggéey ak USAID. ndax dañoo amoon ay projet Kaolack. amoon na projet wax santé rurale. waaw projet boobu nag. ñoom dañ ñu bëggoon dimbali ci wàllu nutrition. ñu profité nag jamono jooyu amoon na programme bu ñu daan xeex biir yi daw. alors léegi programme boobu solution bi ñu ko daan fajee. mooy la réhydratation par voie orale maanaam dañu gis ne feebaru biiru daw yooyu. waaw li tax muy faagagal xale yi. manqué ndox gi seen yaram di manqué ndox mooy. donc ñu gis ne bu fekkente ne am na nu ñu leen defalaatee réhydratation maanaam gën leen jox ñuy naan. ndax xam nga bu ñu amee biiru daw ñaari naan bu leen ko jox ndox. dëgg waaw yàlla def nag ñu am technique boobu. programme national boobu nag ñu nommé ma nekk coordonnateur. ci liggéey ba ma ciy liggéey nag. USAID moo doon financé projet bi. mais ñu boole woon ay bourse ci financement bi. d'accord. yàlla def nag benn ci bourse yooyu. ñu jox ma ko ministère jox ma ko pour ma ñëw Amérique daal di defaat doctorat. macha allah. waaw donc loolu ñu ngi ko jëkkoo commencé 1987. en 87. waaw la ñu def préparation bi parce que tam lu xaw a jafe ndax da ngay def TOEFL. waaw TOEFL bi waaw. waaw bu pare def GRE. mais Sénégal nga koy defee. d'accord donc kon foog nga mën anglais. waaw tam ñu xool sa compétence en scientifique et technique. donc yàlla defee ren ci sutura. ma jàll 87 mais ministre bi ci bopp jamono boobu. ne daal dañ ma soxla ni maa ngi yeneen médecin chef yi nekkoon ci rajo bi mais nañ xaar déwén may soog a ñëw. d'accord donc 88. d'accord laa ñëw Amérique pour yokkuwaat njàng ci wàllu. xam-xam donc 88. nga nga mës a ñëw Amérique. waaw ci njàng. si njàng mi. waaw ok. sama première fois 85 la. 85. waaw mais loolu ci programme jaaree RVO bi mu doon def. dafa amoon conférence bu amoon fii ci New York. d'accord ma bokk ci Washington ma bokkoon ci délégation ministère de la santé bi nga xamante ne moo doon ñëw te représenté Sénégal ci kii boobu. kon 85 da nga fi ñëwoon en tant que mission bu fi ñëwoon en tant que fonctionnaire. dëgg la fonctionnaire de l'État ministère de l'État si nga ñëwee nag fii nii. mais en 88. waaw kay si nga ñëwee nag fii. pour jàng si. waaw bi nga ñëwee jàng si. ban université nga njëkk a dem. ok bi ma ñëwee jàng si. dama ñëwoon pour def doctorat. d'accord mais ñoom xam naa bi ñu xoolee. xam nga amoon naa déjà diplôme d'études supérieures spécialisées en France. mais comme ci France la woon.
équivalence bi daal dafa dese woon a leer ci ñoom. waaw toujours c'est comme ça. fii waaw léegi nag ñu ne ma daal. da ngay def master. waaw d'abord. soo ko mën a def doctorat bi. master bi nag fan nga ko defee. ban université nga ko. maa ngi ko defee université bu ñuy wax université Tulane. mu ngi nekk New Orleans. Louisiana waaw. d'accord ci Louisiana foofu. fa laa defee daanaka ñaari at. ñaari at 88 donc ba 90. alors yàlla def ma am foofu master. en santé publique mais maa ngi def épidémiologie de la nutrition maanaam ci wàllu feebar yi nga xamante ne yëpp dañu war a lënkale ak nutrition. dëgg waaw nañ lañ koy kiiwee foofu laa jëkkee njëkk dem bi ma jeexalee. waaw laa seet université bu mën a defaree doctorat bi en nutrition. d'accord waaw. foofu nag fan nga ko defee ban. voilà ban université. waaw boobu nag naka laa jeexal. donc si laa laajte ba ñu orienté ma Cornell. Cornell. waaw Cornell moom si université yi gën a màgg fii de si Amérique. waaw c'est ça effectivement Cornell si Ivy League la bokk. bon donc ñoom fa 90 laa fa dugg pour def rek sama PhD. c'est PhD. waaw macha allah. waaw PhD bi nag. xam nga mooy doctorat. waaw. alors li nga xamante ne moom nga jëkk a def. da ngay matal cours yi bu pare. dëgg la. présenter benn projet de recherche. waaw ñooy war a parce que foofu da nga war a def gëstu mu mag. bu pare ñëw bind dissertation défendre ko ñu soog la jox li jaase. macha allah. donc bi ma ñëwee 90. ba 92. comme yàlla def na jàngoon naa France. dëgg la. am naa master. bi ma defee ñaari at ci cours yi. la ma sama directeur ne ma yow léegi war nga mën a teg commencer de préparer sa prospectus yi mooy plan de recherche bi ngay def. ma def ko nag waaye nag comme nutrition laa daan def. dama amoon bi ma nekkee Sénégal di liggéey. dafa amoon lu ma contrainte maanaam espèce ci wàllu xam-xam. benn challenge mu ma amoon. dëgg la. puisque dañu doon bëgg a dimbali njaboot yi. surtout njaboot yi. waaw si ni ñuy defaree mën a toppatoo seen wér-gu-yaram doom. si lu jëm ci nutrition. dëgg la. mais alors projet bi ñu amoon santé rurale. dañ daan def ay case de santé pour waa ñi ci dëkk kaw yi mën a am. waaw nu ñu mën a amee fajukaay. dëgg la. man def ma bëggoon ci dugal nutrition ci biir. mais mu mel ne que sama xam-xam daal ci wàll woowu laajoon na ma dolliwaat ko. desoon na daal. waaw donc bi may ñëw Amérique. boobu yéene laa amoon sama xel. macha allah ne daal. bon war naa gën a yokk sama xam-xam ci wàll woowu. donc bi ma ñëwee bay war a def sama thèse. ma ne rek dama bëgg defar benn thèse boo xamante ne. dinaa gëstu naka lañ mën a jàppale jaboot yi. ba ñoom seen bopp ñuy mën a fajal seen bopp seen doom. dëgg la ci seen i kër. wàññi seen yoonu dispensaire. dëgg la. alors donc ci loolu laa préparé mais bi ma demee ba présenté ko. sama directeur na ma daal Serigne Mbaye. sa xam-xam ci wàllu communication. foog nga yokk soo bëggee sa projet bi dox. dëgg la mun na ma doo dama ko foog nga dem jàngiwaat communication. ma def semestre. déjà man bi may jàng. nutrition internationale maa ngi nekkoon division des sciences de la nutrition. waaye def naa programme évaluation. defaat naa épidémiologie mun na ma def foog nga dolli ci communication. ma toogaat beneen semestre def communication parce que dama bëggoon def naka la ñuy mën a éduquer naka la ñuy mën a jàngale njaboot yi jàngal seen bopp. surtout njaboot yi. waaw loolu lépp. man dama yaakaaroon ne rek xam-xam bi dana mën a déedéet. foog nga jàng technique yi tax ñu mën ko. dëgg la. bon ma dem rek barkalla yàlla def itam. ba ma defaree prospectus ba ñu nangul ma ko ma delluwaat Sénégal pour def samay recherche. donc 92 93 maa ngi ko passé ci région de Fatick dama installé benn laboratoire. à Fatick même ndax bi may def samay recherche. dama dem ci benn institut organisme bu ñuy wax ORANA organisme de recherche pour l'alimentation et la nutrition africaine. d'accord kooku nag tubaab yi. ñoo ko fa tegoon. depuis 1946. loolu yàgg na. waaw yàgg na d'ailleurs sama mentor docteur Tanando yàlla na yàlla beesal leer moom ma jàng moom foofu la doon liggéey ak tubaab yi. ndeysaan waaw donc man tam ma dellu foofa. fa laa defee recherche indi financement. ci organisme. ndax bi may def sama doctorat. am fondation Ford dañ ma joxoon financement. waaw. alors amoon benn projet jox ma financement donc ma yóbbu lépp foofu ORANA
mais di liggéey nag ca région de Fatick. à biir Saloum. waa biir Saloum. biir Saloum. waaw foofu dëkk yi séeréer yi nga xamante ne mooy ñoom ñu kay. yéen ñoo leen wër. waaw foofu jël naa fa juróom-ñeenti dëkk yoo xam ne. fa laa defee samay recherche. alors donc Diofior. Fimela Samba Dia Ngoye Tataguine yooyu yëpp ci dëkk yi ma daan def. macha allah donc mais comme émission bi mën naa bañ a détaillé yëpp. waaw dellu dëgg la. mais bi ma demee nag ba dellusee. alors ci laa def soutenance bi. en 1995. d'accord. alors bi ma defee soutenance bi ma bindee thèse bu pare def soutenance bi. ñu admettre que mai 95 laa jot sama PhD à Cornell. dëgg la ak Cornell. waaye nag biir Cornell boobu am na lu bari loo xam ne Cornell mu ngi ci takk. dëgg la. waaye li ma doon jàng itam. comme Yoff laa jóge woon te am na lu ma doon liggéey Yoff. waaw loolu yëpp nag dama ko continuer en même temps que njàng bi. dëgg la. waaw. moo tax nag ma ne la. li nga jàng yëpp. ak expérience bi nga am yëpp. ak yow ni nga xamee. ak ni nga bëggee sa réew. nga nekk nag xale ak Yoff. juddoo Yoff. màggee Yoff. sa papa di kilifa gu mag Yoff. d'après yow ni nga waxee yëpp li nga jàngi fii yëpp da nga ko bëggoon a yóbbu Sénégal. c'est ça nga jël li nga am yëpp. yóbbu ko taj ko Yoff. wax nga dëgg. kon boobu loolu ñu wax ñu projet yaa nga def Yoff. bi nga amee sa PhD ba noppi ak dund gi nga dund fii Amérique. nga jël yëpp gàddu ne ji duma ko fi bàyyi dama koy yóbbu suma dëkk bi ñuy wax Yoff. waaw jërëjëf xam nga Adja Mariane su may wax ak yow. ci Khalifa Diène. dëgg la. li jëkk moo di Khalifa Diène doomu Yoff la. dëgg la dëgg la. waaw te doomu Yoff boobu. daanaka mën naa wax ne ëpp na juróom-benn téeméeri at parce que Yoff moo jiitu Ndakaar. dëgg la. mais dëgg Yoff dafa nekk dëkku cosaan nekk dëkku diine. dëgg la mais cosaan bi moo jiitu. effectivement ndax tey jii Yoff. ba léegi nañ daan doxale ci cosaan maanaam mën a yor seen bopp. dëgg la. ci wàllu aada ak cosaan. mais ci gouvernance dañu ko tàmmoon ndax am na ay kuréel yoo xam ne kuréelu cosaan la. dëkk ba boo fa juddoo ba nekk mag ba âge retraité da ngay bokk ci li ñuy wax Frey Yoff. ci ñaata ñoom. Frey Yoff. Frey Yoff. waaw Frey yi. ñoom ñoo yore maanaam di doxal li police di doxal ci dëkk. ak justice. waaw mooy dox diggante nit ñi. waaw boo nekkee Frey. si sa boo am boo demee ba juróomi at tegu si seen rakk dañu war a ñëw yor wa aw leen yéen ngeen nekk li ñuy wax ay jàmbur. jàmbur yow jàmbur xam nga mooy commencé déjà. waaw. bu beneen génération ñeexee yéen ñëwee yéen ñi nekk jàmbur ngeen nekk li ñuy wax mag yow. loolu mooy doxalin cosaan. dëgg la mais nag terewul à côté de loolu di assemblée yi am na exécutif. am na jaraaf. waaw xamante ni moom moo daan yor mbirum dëkk bi. dëgg la donc espèce comme premier ministre. ak ndey ji réew. ndey ji réew waaw ak saltige. yooyu nga xam ne moo daan dox cosaan ba tey jii may wax ak yow mu ngay dox ci. dëgg la. waaye ndëgg yow fi tam dëkku diine la. dëgg la dëgg waaw ndax seen kii comment dirais-je Maam El Hadj Malick. am na ci Yoff kër. dëgg la dëgg la. waaw mais Yoff itam xam nga ne fa la Seydina Limaamu juddoo. waaw ku ne Yoff ne Laayeen. waaw c'est ça xam nga loolu mooy base ne Yoff dëkku cosaan la dëkku diine la te cosaan beeg diine yëpp mu ngay dund. moom lañ def waaw man de bi ma juddoo fekk ci loolu. li Yoff am cosaan. xam nga wax naa la mbirum jàng mi. dëgg Yoff na mu daan doxale sa cosaan dafa continuer di ko doxale ba tey te xam nga comme am nañ indépendance. te tubaab yi bi ñu fi nekkee dañu dugguñu woon daal ci mbiru lépp yi. dëgg dañu amoon ay accord bàyyi leen ñuy doxale noonu. mais bi développe bu indépendance ñëwee dëkk ba dafa commencé woon dellu gannaaw parce que. man ñooñu jànguñu woon jàngu tubaab. dëgg la bien que am nañu xam-xam ci wàllu alxuraan mais lii jamono laaj. dañ ci xawoon na daal des gannaaw. dellu gannaaw. donc Yoff boo demee amul woon assainissement. dëgg la na ndox yeeg yooyu ñun ñi géej gi wala ci mbedd yi daan tuur. école yi demewul woon noonu. dëgg la donc ñun ñi nga xam ne yàlla may ni ñu njëkk a bokk si ñu njëkk a jàng. ñu taxaw ne daal war nañu toog xelaat nu ñu mën a suqalee dëkk bi ba mu dëppoo ak jamono. dëgg la alors
ci noonu d'ailleurs sax li gënoon yëkki suñu combat boobu. boobu gouvernement bi dafa amoon plan pour ne day yokk Ndakaaru fi ñuy wax Nord Foire. waaw si Nord Foire. waaw léegi nag ñu limité Yoff ne Yoff mu ngi yem ci route cimetière. waaw ñu ne déet Yoff dafa war a màgg. alors nag ñu taxawal li ñuy wax comité de défense des intérêts de Yoff. waaw. alors bi ñu ko taxawal maa ko jiite. ñu toog di xalaat si nan lañ mën a fexe ba sensibiliser gouvernement ba mu boole ñu ci yokku li muy yokk Dakar. dëgg la. alors loolu nag ñu def ay ñaari at donc ñu ngi ko commencé 1980 boobu maa ngi nekk diggante France ak Yoff. alors ba yàlla dimbali ñu Abdou Diouf moo nekkoon président. ñu def benn plaidoyer bind benn mémorandum bu mag ne ko léegi Yoff. dëkk ko cosaan la dafa war a marqué. yéen a ngi jokkal kii amuñu fu ñu kii ay équipement collectif amuñu ni bind document yaa ngi fi. ndeysaan def plaidoyer bu rëy. ba Abdou Diouf. daal di ne kon day bàyyi décret boobu defaat beneen décret boo xam ne. yokkute Yoff dañ ko ciy boole. loolu doon lu yéem mag ñi. dëgg la ñu ne waaw yéen gune yi daal bi ñuy soog a commencé nag. ñëw di wax ak ñoom ñu ne waaw yéen ka am lu bañ dina ay xeer. alors loolu de waxi lébu la. waaw maanaam yéen juddoogu leen. waaw bu ni ngeen a soog nangam daal. waaw mais fekk dañu ñëw de sant jumaa ji lañ daan de wax leen ne waaw dañu kii. waaw yéen bon xam naa sax bu may wax léegi ñeneen ñi ñu xam la mais dañu bëggoon wax ne daal yéen àggagu leen fu ngeen mën a. fu ngeen di mun a. mais loolu ba ma ko déggee ma ne lii défi la bu ñu mag ñi lancé. dëgg la. ñun rek ñoo war a prouver mag ñi ne man nañu def dara. dëgg la yàlla daf ñuy dox di dox ba bi ñu joxee décret bi nga xamante ni Yoff dañ koy yokk teg ci 46 hectares. macha allah ñu dem ca jumaa ja lal plan yi teg. mag ñi ne waaw lii kat mosu fee am. waaw yéen ñii daal. wax dëgg yàlla war nañ leen déglu. ndeysaan. daal di tax nga yàlla def si gàttal daal ñoom ñu dem ba ne yi xale war nañ leen déglu. dëgg la. yàlla def ñu ne nag dañu war a taxawal organisation pour dëgër bu xamante ne. dana am statut gouvernement bi reconnaître ndax liggéey bi pour tabaxaat Yoff la laaj. dëgg la. ñu tuddee ko nag association pour la promotion économique culturelle et sociale de Yoff APEXI. daakantale ko Yoff yi démb ak tey. d'accord. Yoff yi démb ak tey ndax lu tax. dañuy démb Yoff jooju di cosaan. dëgg la ñun ñi ay doom war nañ ko dundal. dëgg la waaye nag war nañ dëppale Yoff ak tey maanaam fi développement tollu Sénégal. Yoff warul des gannaaw. déedéet. donc dañ ko war a xeexal. bon loolu mooy la ñu doon doxal donc 1980. la ñu ko vraiment 82 ñu def assemblée créé APEXI boobu. mais association boobu li tax ñu créé ko dañ ne. Yoff dëkku cosaan la mais. kenn du ko mën développé ñu dul ñi fi dëkk. dëgg la. waaw te itam comme tubaab yi dañ ñu bàyyi woon noonu rek. daawuñ ñu boole. et gouvernement bi itam bu ñu taxawul. dëgg la mën na am lu ñu boole. waaye taxawaay boobu lépp dañu war a xool ñun li ñu am. ñu taxaw ci. dëgg la alors yàlla def itam projet boobu ñu yëkki woon. di yokk Yoff. ci ñun état bi sax daf ci génne loo xam nañu daal prévoir ñu ko woon kon yéen a koy doxal. mais ñu organiser wu. ba defar tàllal ko defar plan de képp koo xamante ne. dëkk nga Yoff. moo xam da nga fee fekk baax wala baax da la fi fekk. waaw am nga ci droit waaye ni ñu ko aménagé. li ñu koy defaree. yow mi bëgg yaa koy génne mais terrain dañ la koy def gratuitement. d'accord yombalal leen ko daal. waaw yombalal leen ko. nekk à peu près ay 1100 et quelques personnes. ñu commencé nag taxawal benn organisation boo xam ne dañ ci boole quartier borom kilifa aada yi ak suñu association. ñu koy gérer. defar ko ba mu rafet joxe ko yëpp dëkk ba fa mën a tey boo demee. Yoff juróom-ñaari penc la woon. dëgg la yokk nañ ci juróom. xamante ne nii tey ñu ngi ko dëkkee boo demee ci Yoff comme la ñuy wax cité APEXI. dëgg la waaw donc loolu. mooy la ñuy liggéey mais association bi dañu waxoon ne ba ñuy tàmbali. du ñu laaj kenn dërëm. parce que dañ bëggoon ñëpp gis seen bopp. dëgg la donc amul cotisation. dëgg la ñun ñii ci volontaire ñoo daan génne suñu alal di ci def. dëgg la amul sax carte de membre parce que dañ ne. dëkk bi ñëpp ci lañ bokk. dëgg la donc boo bëggee yemaale ñëpp. dëgg la bu ñuy amee carte ñi amuñu carte dañ naan ñi am carte moom dira. effectivement. loolu nag noonu la ñu taxawalee APEXI ba. doxal mais nag
li ñu 15 ans ñu koy doxal. bi nga xam ne état bi jox nañu foofu muy yokk. am na lu ci état bi jaar di woon ne moom moo ko moom. fi lay def équipement collectif. ak zone d'activité. ñu dem négocier ak état bi. ne leen ne ñun dañu bëgg ñun aso ngeen bàyyi ñu ko ñun ñu réaliser si loo xam ne dana mën a jural dëkk bi. ay revenu donc ñu négocier ba état bi jox ñu defar ay immeuble. macha allah di ko loué. waaw def nañu benn immeuble boo xam ne ñu ngi ko loué SDE. waaw defar benn station d'essence boo xamante ne ñu ngi ko jox chaîne léegi Vision. defar benn bâtiment loué ko kii banque tu vois jënd day cantine ci marché bi. donc defar nañu investir nañu dañu lépp ci banque yi investir léegi kii yooyu jeex na revenu yu fay di nga dëkk moom la ñu def tey mu nekk budget boo xamante ne chaque année dañ koy réinvestir ci dëkk bi. D'accord. mais sax dañu mujj léegi bi ñu demee parce que chaque année dañ def lu mat 100 millions. waaw léegi dañu mujj recruter ay xale dëkk bi. ñoom ñu nekk créer administration bu gérer loolu. dëgg la waaw waaye nag. donc nga ko gisee tamit. yokk ngeen yokk mais tamit créer ngeen fa ay emploi pour surtout la jeunesse. exactement waaw. nga xam ne su ngeen doon xaar gouvernement bi tamit. loolu tamit du nga ko mën a du ngeen mën a yegg foofu daal. exactement waaw mais alhamdulilah bi ngeen créer seen kii bopp. étant lëbu. xam ni lëbu mel ak ni Yoff mel. foofu rek ngeen mën a aw rek pour mun see génn. ndax xam naa ne lëbu. du ñaan. déedéet te itam dafa am man ci nu ma gisee woon développement. li ma yaakaar ne moom xaw na tardé tuuti Afrique. dëgg la. dañu tàmm gouvernement bu ñëwee day wax nit ñu defal leen. effectivement au lieu ñu defal seen bopp. effectivement waaw ñun de philosophie boobu la ñuy dundee. waaw gis nga dama daan wax ne même ñun am dañuy partenaire ak yooyu. mais dama daan wax ne laajuñu bëgguñu kenn indil ñu. dëgg la ñun nañu utal suñu bopp teg. dëgg la mais mosuñu laaj kenn dërëm. effectivement du mairie du état. effectivement mais yàlla suturaal nañu ba tey. alhamdulilah accès nañu ba am budget annuel chaque année 100 millions yoo xamante ni. macha allah dañ koy delluwaat ci dëkk bi. effectivement ñiy jàng ñu ngi leen di soutenir. ku feebar te mënuloo fay hôpital ñu fayal la ko. dëgg la jumaa yeeg jàkk yi seen i bill seen i kii électricité ñëpp ñu leen di jàpp. macha allah mais même appel dégg xam nga yëf dëkku cosaan. waaw dañuy def chaque année tour. dëgg la dañuy jël yow yëpp jël alal di ci dugal. dëgg la donc ba nga xam ne gis nga tamxarit bi ñëw ni penc mu ne ci yow dinañ la jëndal nag jox li la. macha allah ngeen am ñaata penc. léegi am nañ xam ne am na juróom ñaar yu cosaan yi. waaw ak juróom yi nga xamante ne ñoom ñooy cité APEX yi. bu bees d'accord mais bu ci nekk daaw lañ ko tàmbali. ñu dëkk bi sant ci yàlla bu baax. macha allah waa APEX kat lañu. yokkute waaw donc loolu mooy li nga xam ne mooy man ci wàllu développement communautaire. dëgg la loolu si laa nekk. donc depuis 1980 ba tey jii 2017 maa nekk président. macha allah macha allah jéemoon naa sax jéem a wàcc. waaw liggéey bi ñu defee assemblée générale. dëgg la waaye daal waa dëkk penc ma kilifa yi du fi dal. dëgg la yow dañu wóolu. waaw wóolute googu rek nag gis nañ ko si yow. maandute gi gis nañ ko si yow bugg sa réew gis nañ ko si yow ak yow. mais suñ jógee foofu yëpp. ndax mën nga ñoo wax rek benn anecdote dans ta vie. waaw waa xam nga comme ni ma la waxee nii. bii nga xamante ne bii maa ngi nekk noonu di liggéey ci Yoff. loolu avant may génn la. laa ko commencé. dëgg la waaw bi ma génnee itam muy France. muy bi ma ñëwee ci Amérique. fu ci nekk itam. waaw dama continuer itam di lëkkale ko waa Yoff. dëgg la alors donc comme da nga ma laaj anecdote. xam nga bi ma nekkee fii ci Amérique di jàng. waaw donc surtout ba ma nee Ithaca di def sama PhD. dama duggante woon ak waa Ithaca. am na fa benn groupe boo xamante ne ñoom dañu woon dañuy jóge Californie lañ jóge dox ba fii ci New York. mais dañuy créer benn éco village parce que gis nañ ni Amérique di dundee. waaw àndul ak ni environnement laaj. dëgg la. donc ñooñu bi ma ñëwee nekk Cornell dama leen wax ci mbirum Yoff. ni muy nekkee. ni muy dundee ci cosaani yooyu.
dañ doon waxtaan noonu rek ñu ne mais loolu daal intéressé nañ parce que ñun dafa mel ni projet bi ñu am pour defar éco-village. waaw ci wàllu ni ñu bëgg communauté bi dundee. dafa mel ni mu nga am ba léegi Yoff. dëgg la. donc bi ma ñëwee di def samay recherche. dama leen mu invité ma ne da ngeen di ñëw Yoff ngeen xoolal seen bopp. parce que wax bi wóorul. dëgg la ñëw leen ngeen xoolal seen ngeen gisal seen bopp. ñoom tam bi ñu ñëwee. ñu ñëw fa lu mat 15 jours lu mat fukki nit ñu ñëw dëkk bi accueillir leen penc mu ne. dalal leen et cetera. bi ñu dellu si waatee ñoom ñu def bind si seen newsletter. la ñu vivre ci Yoff. dëgg la. ba ñu loolu amee. benn waay bu nekk Californie. Berkeley. dafa organiser woon lu ñuy wax conférence éco-village. D'accord. donc mu ngi ko defoon en 1900 comment dirais-je bu njëkk bi defe naa mu ngi ko defoon 1990. dëgg la. un an après ou deux mu ne daf bëggoon ñu def ko Australie. donc léegi bi ñu defee Australie mu ne daal. léegi ñu ngi seet beneen 3e conférence fan lañ koy defee. léegi nag bi mu déggee mbirum Yoff boobu. fekk ñibbisi naa Cornell di def sama mu en contact mi ne ma wax. yéen waa Yoff la ñu wax bu fekkee dëgg la est-ce que mën nañ fa defee 3e conférence bi. dëgg la dëgg la. ma ne ka loolu day xaw ma ci xaaral ma laaj kilifa Yoff. donc Yoff nit ba léegi baatu kilifa. ci wàllu dafay dox. dëgg la. bon ma yónnee fax leen ne leen waa léegi ñu ne ma daal. ñun daal boo ñemee rek ñun ñeme nañ. dëgg la dëgg la. donc ci noonu ñu ne kon dañuy jël Yoff Dakar mu accueillir 3e conférence internationale des éco-villages. dëgg la. mais nag ba ñu koy def. ñu commencé américain rek xam nga ñoom lu ne xaalis la ñuy wax ñu ne daal dañu commencé def fan ut xaalis. ma invité maire Mamadou Diop. dëgg la dëgg la booba Mamadou Diop itam xam nga Yoff mooy woon base politique. dëgg la dëgg la muy mag ci man itam. mais moom. en tant que maire de la ville de Dakar. waaw ma invité que mu ñëw Cornell Éthiopie. bon anecdote bi ma lay wax de. dëgg la mooy ba mu ñëwee. comme yàlla dafa def mu duggante woon ak américains yi ba ñu def jumelage def nañ jumelage entre Yoff ak Ithaca. ok. 92 bi ma dellu ba américains yi ñu bañ laata dem dañ ne daal dañuy def jumelage. waaw entre Ithaca ak Yoff. waaw léegi nag comme dañu am projet def conférence. alors ma daal di wax maire bi ne bu ñëwee. moom. mu ànd ak maire Ithaca ak ñëpp ñu ñëw jàppale ci finance. dëgg la. léegi nag Mamadou Diop ba mu ñëwee ba ak sa Ithaca. alors mu ñëw fekk une dizaine de voitures toog ak kilifa yëpp. ba mu wàccee ci avion ba ñëw. gis kilifa yi taxaw mu ne ma xale mais yow dootoo dellu Sénégal. ma nekk Mamadou Diop mu ne ma ne ko yow xamuloo xalifa kon yow xamuloo ma. dëgg la ma ne ko man gisuma li ci Amérique man Sénégal Yoff ko ma dëkk. dëgg la dëgg la muy gëm sa bopp. ma ne ko nag yow daal saa tey rek nga ma sa loolu mooy anecdote bi ma doon wax ci moom li nga xamante ne. dëgg la comme que temps baa ngi xaw a def tuuti. nga wax ñu rek tuuti rek ci sa vie professionnelle. waaw vie professionnelle bi tam. comme ni ma la ko waxoon. man mbirum nutrition laa jàng. en fait travail social laa jëkkoon jàng waaye nutrition laa liggéey dëkk. dëgg la ci la ma yàlla defal ma am ci ay bourse jàngaat ba nekk ci docteur. dëgg la. alors mais nee naa la ba may départ. Sénégal ci bi may liggéey ci ministère de la santé gisoon naa ay jafe-jafe yuy daan am. donc bi ma ñëwee fii njàng mi daal bokkoon na si projet régler problème yooyu ci wàllu xam-xam. dëgg la. donc bi ma jamee sama doctorat. xam nga nee naa la recherche yi maa ngi ko defee Sénégal. waaw. donc recherche yi bi ma ko defee Sénégal. bi ma jeexalee sama njàng. université bi dañ ne moom yow mën nañ la bon xam nga ñoom mu jéggi sax dañ coupé woon sama bourse USAID may bourse mais amoon na lu amoon ci diggante bi xam naa dafay gudde mu wax ko. ba dañu coupé woon bourse bi université boppam. ñoo ma ne woon ne ñoom dinañ ma jël ma nekk assistant comme ça du ma fay tuition yi. d'accord ba ni ma jeexalee sama ñu ne ma nag léegi da ngay war a toog ñu jox la poste. ok ma ne leen bi ma ñëwee fii jàng moom pour jàngal xale amee bi dama bëggoon jàngale ji c'est Afrique. dëgg donc loolu bi ko USAID Afrique bureau Afrique bi mu déggee loolu. am na ci samay xarit di ko wax loolu. ñoom ñoo ma contacté na ma yow mii dama bëgg delluwaat Afrique ma ne waaw ñu ne ma kon ñun ñoo lay jàppale. dinañ jël financement pour yow ñu mën la recruter. nga mën a delluwaat Afrique. booba nag maa ngi bëggoon continuer sama liggéey yow Yoff. en même temps di service Sénégal ak Afrique. dëgg la. alors donc ci noonu. lañ ma jël. ma delluwaat Orana ba mu doon def sama recherche ndax tubaab yi rek ka fa ne woon ma ne nag man tam en tant que africain comme léegi yàlla may na ma àgg naa grade universitaire. ci professorat. mën naa jàngale ci université mën naa def ci ay recherche. naa dem
ndax tubaab rek nekk ci organisme boo xamante ne Afrique ko bokk. dëgg ma ne kon man dinaa dem nekk fa xëy na premier africain bu liggéey nii. dëgg la ma dem di wax ministre de la santé temps yooyu Ousmane Ngom mooy ministre. dëgg bi mu ñëwee ne ko monsieur le ministre ma ne ko man rek fonctionnaire la woon ba tey. waaye dama bëgg sama salaire. ngeen jël ko jox ko beneen Sénégal. su ma ne américain yi nangu nañ di ma fay. mu ne ma wax yow mënoo toog liggéey man ma ne ko déet monsieur le ministre. man yàlla may na ma ci li ma jàng. mën naa ci dimbali Sénégal ak yeneen pays africain. donc ci wàllu professionnel. bi ma ñëwee nekk ñu teg ma Dakar. mais conseil régional maanaam pour africain yëpp laa nekkoon conseil nekk basé Dakar. d'accord parce que dama bëggoon jege Yoff pour continuer sama liggéey mais en même temps tamit di servir. donc ci wàllu woowu. Orana comme pays africain francophone yi. ñoo ko bokkoon ci jamono tubaab bi. loolu dafa continuer woon. ma ñëw nekk fa rek defar programme boo xamante ne pays yooyu yëpp pays en francophone muy Sénégal Mali Niger Côte d'Ivoire yooyu dëkk yëpp. ak pays portugais yi. Guinée Cap-Vert ak Guinée-Bissau. ak sax anglophone yi. parce que dañu mujj bokk ak anglophone Sierra Leone Nigéria Libéria donc au total 18 pays africains. d'accord daa doon couvrir donc programme boobu tam. liggéey naa si fexe naa ba ñu am. ay points focaux nutrition ci dëkk bu nekk at mu jot ma dajale leen ñu indi xam-xam yu bees yi am ci nutrition at mu jot ñu beesalaat seen xam-xam ci côté. waaw technique yeeg méthode yi kii woon ak yooyu yëpp yàlla dafa def ñu man ci ñu liggéey ci donc daal ci gàttal. liggéey naa ci lu bare ba américains yi USAID mi nga xam ne ñoo ma financé woon. seen projet laay liggéey ba tey jii ma nekk donc fi mu ne nii maa ngi ci benn projet boo xamante ne technical advisor la. ci nutrition ak maladie infectieuse mais sida ak tuberculose yi ñu ëpp la ñuy liggéey. donc bi mu ne nii maa ngi liggéey ci pays lu mat une dizaine de pays. mais maa ngi basé fii ci Washington donc di leen di nekk jiite équipe technique bu nutrition waxante ne bi donc ak Swaziland Nigéria Congo Côte d'Ivoire yooyu daal donc. macha allah fan la sa office nekk fii si Washington DC. mu ngi nekk ci Connecticut ak Florida. d'accord waaw donc mooy si foofu la nekk quoi. comme que xam naa ne nag moom kontaan nañu wax nga ñu yëpp xam nañu luñ bëggoon a xam surtout li ñu gën a impressionné ak li ñu gën a neex si waxtaan bi mooy Yoff. wax nga dëgg. ndax dëkk cosaan la. te ñun ñii di wax ak yow. lu ñu am rek suñu dëkk ñu ko gënal. wallaay dëgg la kon boo xam naa ne rek comme que waxtu baa ñuy dëj rek. wax nga yëpp ne yaa ngi jàppale te yaa ngi liggéey tamit les pays africains. c'est ça waaw nga xam ne tamit yow tamit sa xam-xam gi ak li ngay nàcc ak li ngay yëngatu tamit. africains yi ñu ngi siy bénéficié wu. ñu ngi siy jaaraamal. léegi nag xam naa rek ñu ñëw rek si càpp wi rek muy mot de fin bi rek. lan nga ban message nga mun a lancer. la communauté. sénégambienne. bi nekk fii. lan nga leen di mun a yedd ak lan nga leen di dénk daal. pour ñu gën a góorgóorlu. pour ñu gën a xalaat ne tey fii neex na mais ëllëg dañuy ñibbi. exactement. waaw donc mooy may ma rek ci wàllu liggéey Afrique. dëgg la donc bi ma ñibbisee itam. comme am naa grade professeur universitaire dama daan jàngale. ci université Dakar mais bénévolement. donc def naa faculté de médecine. ak faculté des sciences daan naa fa jox ay cours bon daan naa jàngale itam université ci benn. école de santé bi loo xam ne médecin la doon def donc loolu yëpp comme daan nañ ma fay avec damay dem di joxe cours yi gratuitement. d'accord mais itam boobu ñoom amuñu woon ay cas. li may joxe itam comme message. mooy bu ñu ñëwee fii. ñu xam ne dañu war a bàyyi xel fan jóge. dëgg la mais gëm suñu bopp. si la. waaw xam nga fii Amérique la. dëgg la. dëkku dox daje la. dëgg la waaye africain yi fi nekk. am nañu patrimoine. dëgg bu la nga xamante ne bii bu ñu li ñu jëlee fii ci xam-xam ci alal lu mu mati doon. nañu xam ne. du pour fii. dëgg la pour dëkk ba la. effectivement. waaye donc ku ñëw fii daal li ma gis ne moo gën a nekk suñu xalaat. mooy nañu fexe jële fii xam-xam maanaam delloo ko dëkk ba. pour
contribuer suñu wàll ci dëkk ba la koy avancé. dëgg la. waaw donc en tout cas man li ma gis moo di ne. nekk fii. taxul nga fàtte fële. déedéet. di liggéey fii. dëgg la. du tere nga mën liggéey fële. dëgg la dëgg la. waaw boo ginnaaw tur si ñu yónni. am na ñuy xalaat yuñ mën a yóbbu am na ñuy pexe yuñ mën a yóbbu. dëgg ndax la. Amérique man boobu dama ne dëkku opportunité la. dëgg la. ku fi ñëw war nga fi mën a jële loo xamante ne. dëgg la. war na yokk Afrique. man boobu message laaya ñu boole ko ndek ak respecter suñu culture ak suñu diine. dëgg la. waaw surtout diine ji. waaw fii lépp luñ fi mën di am. mu bañ a wàññi wala altérer suñu aada ak suñu sax ak suñu diine. dëgg la ndax loolu la ñu am. effectivement waaw loolu daal Adja Mariane. ci gàttal moom laa doon. lancer comme message kontaan nañ man rek maa gën a kontaan. dëgg la kon boo mbokk yi. waa RTV tey lii lañ leen indiloon ci seen plateau bi je pense que ne yéen ñëpp su ngeen déggee yéen a ngi dégg ku ñuy wax Khalifa Ababacar muy docteur. ba noppi tamit dugg nekk Yoff bugg réewam. bugg dëkkam. c'est moom xam-xam rek a ko tax a jóg. wallaay kon boog tey fii dañuy yem ak émission beeg yéen di si ànd ak di si gërëm nag suñu mbokk suñu xarit. muy RTV Afrique di Souleymane ak ñoom benn ak ñoom Aminata ñoom ñëpp yéen ñëpp di leen dox dig daje de beneen émission bu démb jërëjëf.